Yes, hi, yes, you better know yaa ma gën a xam c'est Serigne Sall Merveilleux donc ami fi l'internaute de Senbuzz ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk seen tur seen sant donc c'est toujours un plaisir de partager des moments avec vous macha allah tey nañu dalal ndaanaan boo xamante ni il fait le buzz en ce moment ici au Sénégal et partout dans le monde dootuñu ko présenter un peu tuuti rek mais dama koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi ak internautes yu ñuy seetaan Keba maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak internautes yu ñuy seetaan. Mon frère maa ngi lay fay di la béggee et di sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm sumay waajur bu baax di nuyu suma soxna di nuyu sumay doom di nuyu sumay xarit di nuyu sumay soppe mooy ñi ma bëgg di nuyu waa AFAC yëpp di nuyu sa cadre yi nga àndal ak sa assistant bi yëpp di la béggee di nuyu waa Senbuzz. mais daa am loo xamante ni xam naa ne bi nga nuyoo am na ñu bari ñu mu jaaxal ndax jamono jii ni ngay waxee. nii ak li la gaa yi xamee bokkul dama bëggoon nga may ma nga nuyoo ma nuyoo boobu noonu. waaw mais nuyoo boobu moom personnage la rek mooy salaamaaleykum waaw fa laay mais xam nga ñu bëggoon xam nga wax ci tuuti rek ci lu gàtt saf ci ñi nga xamante ni peut-être wujju tubaab sama wujju tubaab la ñu la peut-être xamee ci ñooñu noonu nga xamante ni peut-être ñu ngi lay doog a découvrir mën nga leen a wax tuuti kan mooy Keba. waaw Keba benn jeune la bu juddoo Géejawaay yaroo Pikine nekk ci art bi di def théâtre et nekk en même temps acteur de cinéma bon voilà quoi waaw nit bu simple la et puis mu nekk Baye Fall waaw. da nga bokk ci nouvelle génération bi nga xamante ni ñu ngi doog a fël wala Keba yàgg na koo jaayante lu mu mbapat la ba yegg si fii nii. waaw dama mbapat nag. dafa am la ñuy wax mbapatu aar ñun mbapat nañu quoi jaar naa ci parce que 2004 ba léegi maa ngi ci mos ñu découragé amoon patience trop nag ci yëf yi ba suñu borom def li muy def tey. fan ak fan nga jot a jaar foo xamante ni peut-être tey nekk na ay bërëb yoo xamante ni def na ci yow tey Keba ba nga yegg fii nga yegg. waaw man ku ma xam ni Keba sa neex mooy idolam ma koy nuyu suma idole suma kilifa. parce que man suma débutant moom laa doon imité jaar naa fa entre 2004 ba 2007 après ci lañ génn ci imitation boobu noonu waaw fa la ñu nekkoon ci nit yoo xam ni fa la njëkk a jaar quoi fooye affaire bi ci loolu noonu ba suñu borom tey dogal li muy dogal bu ñu commencé dugg nag ci métier bi à 100% en 2009 la ba tey waaw. ban rôle nga njëkk a joué boo xamante ni mën naa ne am nga ci rôle principal. nekk ko ci figurant quoi mais rôle principal. waaw man nag defe naa ni yi ma mës a jaar yëpp principal laa ci doon def naa nag ay figurant wala ay second rôle ci yenn série yi mais suma premier film mi ngi tudd Cliché c'est en 2007 ak Ibrahima Niang ñu ñëwaat defaat en 2009 ñu def benn film bu ñuy wax Déception. ma joué ci aussi benn second rôle boo xam ne dafa am doole muy rôle Kebs bi gars yi di wooyee parfois et à part ça série yi xew ni dina ma neex def nañ fa second rôle Idole aussi tamit pareil second rôle quoi. dañuy ñëw ci li nga xamante ni nag mooy Senbuzz mooy buzz bi jamono ji dañoo gis ni daa am loo xamante ni du ma ne phénomène la du ma ne tendance la xamuñu nu ñu koy tuddee mooy li nga xamante ni bari na ci dëkk bi ñëpp a ngi koy wax. te surtout ci li nga xamante ne mooy côté artistes yi mooy li nga xamante ni mooy góor jigéen ñi bari na ci loo xamante ni ñu ngi koy bind ñu ngi koy giiñ ku jukk ñu giiñ la mais daa am benn rôle benn sketch benn théâtre boo mos a joué boo xamante ni da nga ci joué rôle boobu noonu muy Kebs te muy actualité peut-être li tax ma laaj ko mooy ak actualité bii nii am nga ci loo ci mën a wax am na loo ci mën a jàngale mais dañuy ñëw ci théâtre boobu Kebs nga wax ñu si tuuti ñu demee. bon en fait. film boobu mi ngi tudd déception ku ne xam na ni mooy nit bu am déception quoi bu amoon benn yaakaar mu tas et film boobu Ibrahima Niang maa ngi koy nuyu moom moo ko piloté woon moo def scénario bi man maa ci amoon rôle góor jigéen bi comme ni ñu koy waxee muy rôle Kebs et maa interprété woon rôle li tax ñu interprété ko li tax ñu joué rôle bi aussi parce que dafa important en 2008 coow dafa amoon ci affaire góor jigéen. borom ñaari tur yi coow li bari woon Sénégal ñu ne am nañu leen di may doole ñu leen di jàppale en fait ñun comme que ay porteurs de voix lañu comme que ñu dañuy éduquer ñu ne pourquoi pas mënuñoo laal ci aspect góor jigéen bi pour ñoom buñ ko xoolee mën a bàyyi
loolu moo taxoon ñu jël loolu def ko uniquement pour éduquer ñi nga xam ne ñoom ñooy borom ñaari tur yi ñoom du ñu ay nit ñu bon peut-être nattu la bu leen suñu borom di teg ñun nag ñu nekk ay artistes yoo xamante ne que li ñuy def muy métier théâtre bi moo gën a gaaw jàllale message xam nga ñu ne nañ leen jouer rôle bi ñoom buñ ko seetaanee dinañu bàyyi parce que jàmbaar góor jigéen du lu baax yàlla bëggu ko l'islam bëggu ko képp kuy nit bu baax bëggul góor jigéen yàlla nañ yàlla musal ci góor jigéen ñun nag loolu taxul ñu jël rôle bi def ko pour ñoom buñ ko xoolee mën a bàyyi et puis voilà suñu borom nag dimbal nañu bañ ko defee tamit amoon nañ ci résultat alhamdulilah quoi. donc si je comprends bien donc bi ngeen koy joué yow t'étais volontaire nekkul loo xamante ni dañ ko bind ne la Kéba kaay joué da tu étais partant volontaire. si parce que bi ñuy def scénario bi dañu toog comme nii ñu toogee di waxtaan et ñuy teg di teg bi ñu tegee gars yi na nag lii foog mu am ci mais rôle bi kenn ñi ma ko woon nangoo jël en fait te rôle bi dafa amoon solo ci bi film bi te pourtant nekkul principal mais bi ñu xoolee ma ne film bi rôle bi ñu ko deful film bi dafay loo quoi gars yi ne kon naka naka la mais gars yi dama leen bàyyi la ma def ko ñu ne non mënoo ko parce que boobu style saa neex bi desoon na ci man gars yi ne non par rapport man leen non fekk boobu aussi dañ doon montrer sunu talent parce que ñëpp dañu xamee woon saa neex numéro 2 ñu ne nag il est temps ñu wan ni mën nañ leneen lu dul loolu moo waral ñu indi rôle boobu def ko te bi ñu ko defee macha allah am na réussite parce que ñëpp dañ ne kii def li góor jigéen la parce que dafa réussir rôle boobu man ma nekk nit boo xamante ni aussi tamit man du ma defantu non man li may def ni métier bi dama ko gëm ba pare dama ko bëgg man dama ci fo man du ma fooy rôle bi lu mu ndaw dama koy respecté dama koy def ni mu waree après ñu avancer ci leneen voilà. d'accord bi ngay jouer rôle boobu noonu parce que c'est important parce que actualité la c'est sûr que ni bi nga koy def comme ni ma la ko laajee tu étais conscient est-ce que retombées yi parce que Sénégal ñun période surtout 2008 2009 boobu xaw na yàgg. peut-être booy ñun ay booy la ñu woon peut-être affaire de góor jigéen amatoon ampleur comme nii mais est-ce que xalaatoon nga retombées yi mooy par exemple du ma ne sax ay retombées mais xam naa ne côté négatif bi moo ci ëpp ko noo dundee loolu. ci sama côté. non man gisuma ci lu garaaw. non sama famille ñoom mention spéciale xam nga lu tax parce que dañu ma xam et puis Kéba ku ko xam ni sax wute sore na ak caaxaankat barki Sëriñ Bamba sore na ak caaxaankat ñun ay liggéeykat lañu ay missionnaire lañu li ñuy def du ñu tâtonner quoi sunu métier la dañ koy def ni mu waree buñ ci pare nañ ci bu jeexee rek jeex na. mais man dama gis ci benn interview je sais pas ñu ne tu as regretté d'avoir joué ce rôle boobu da nga ko regretté c'est vrai ou pas. ban internet la. mais ban suite la. mais il faut le dire mais ban suite la bon en fait. suite boobu buñ ko bindee dañoo bind lu leen neex non buñ ko bindee dañoo bind lu leen neex ci man. kon yow regretté non amul lu may regretté man li may def ni sama mission la suma liggéey la chaque scénario ak ni ma ko war a defee comprendre nga chaque scénario ak ni ma ko war a liggéeyee film boobu bi ñu koy def jamono jooju la woon en 2009. parce que 2008 amoon na coow ñu def film bi comment expliquer mu génn 2009 def coow li mu def noonu mais 2009 lañ ci pare. Kéba tey na wàcc yeneen affaire si c'était à refaire ak fii jamono ji toll nii mu amee doole ñu leen yàq lu ne su tey bu ñu la proposé waatoon nga defaat rôle bi tu vas le faire. non pourquoi parce que fi ma toll la léegi ci réew mi ñi ma xale yi bëggee léegi ci réew mi. ni ma nit ñi di xoolee léegi ci réew mi est-ce que comprendre nga tey amatuma droit engagé wu waat ci yeneen rôle yooyu noonu parce que bu la Sénégalais yi bëggee nag am fu ñu la teg lu métier bi tamit parce que métier bi ma ko daan laaj mais léegi lu ma ko laaj da leen war a bàyyi xel c'est très important. même bu fekkee pour yeete la. man même bu fekkee pour yeete la pare woon na pour di ko def barki Sëriñ Bamba mais nit ñi
nit ñi ci lañ bokk suma métier la nag parce que moo may teral moo may sagal moo may dimbali mais nit ñi aussi ci lañ bokk quoi te xam nga sénégalais xam na def ñu comprendre la mais defaat bon duñ la mën a comprendre mais dootuma ko parce que bàyyi naa leen xel daal c'est très important parce que fi ma toll ci réew mi amatuma voilà dinaa leen bàyyi xel bu baax a baax macha allah. pour kuréel sujet boobu noonu parce que actualité la ba pare débat la dama koy tëj fi ma koy tëjee mooy dañoo gis ni artistes yi yéen la ñu gën a sonal ci côté boobu noonu xiis xaas ñu giiñ leen da ngay solo bu seere ñu giiñ la ko nga def benn rôle xaw a damm loxo ñu giiñ la ko nga biiñ ñu giiñ la ko en tant qu'artiste ku ci mel ni Wally Seck gars yi sonal nañ ko trop. ak yeneen artistes yow loolu tey boo amoon loo ci wax en tant qu'artiste en tant que sénégalais lan lay doon. waaw nañu xam ni man li ma dégg Wally du ko dégg non li ma dégg ci rôle Kebs bi Wally du dégg lu mel noonu bokkuñu mission nag moom musicien la man acteur la mais ñun ñëpp duñu tax a jóg moom mooy jàngale yeete mais li may wax rek moom mooy nit lépp looy wax doomu aadama bi. na nekk lu leer c'est très important lépp luy jiiñ nit ki soit que góor jigéen wala soit que dëmm na fekk mu nga mën ko naawloo bu dee góor jigéen la aussi na fekk nga am ay preuves yu tax nga ne ko góor jigéen la comprendre nga. parce que gis nga ëllëg yow mel xiyaam lu ñuy tardeel ci yoon bi du nekk suñu digganteeg suñu borom mais day nekk suñu digganteeg nit ak nit parce que wax ju ñaaw di ñuy waxante. gis nga li ñuy def nii suñu métier bi du ay caaxaan muy théâtre théâtre dafay éduquer théâtre dafay yeete théâtre dafay bon li mu mën a def ci société dafa bari compréhensible mais bu ñu engagé wul chaque jour rek ñu war a casé wu ci yenn scénario yi rek sénégalais du ñu xam problème yi am ci réew mi dafa bëri ay problème te problème yëpp pour man scénariste yi war nañ ko mën a laal et puis il faut ñuy oser di wane di def di wax nit ñi di dégg imaam yaa ngi wax ci góor jigéen ñi mais pourquoi pas comédien waruñu mën a wax ci góor jigéen ñi lu tax bu comédien joué rôle góor jigéen dañu la góor jigéen la hey du loolu non nañu bàyyi loolu nañu différencier entre personnage ak personne ñun ay kilifa lañu on est des responsables ay millions de nit ñoo topp suñu gannaaw amuñu sax daray caaxaan. barke Sëriñ Bamba amuñu daray caaxaan lii suñu métier la suñu job la ñun de lépp la éducation laa la wax man Keba lépp loo xam ne bu ko nit xoolee yeewu man pare naa pour jouer ko parce que dañu war a yeewu. non Wally amul lu ma koy wax non lan laa koy wax Wally lu baax rek laa ko mën a wax wala ma conseiller ko. comment expliquer conseil bi moom mooy liggéey bi ñuy liggéey ak coow ñoo ànd mais moom il est conscient du xale xam na mag la comment expliquer xam na li ñu koy wax mu ngi koy dégg dina gën a mën a teguwaat ci chemin bu mu war a tegu rek bu jaar yoon et puis voilà mon frère bul mës a décourager coow li bari na mais liggéeyal rek loolu la amul leneen ah. barki Serigne Bamba. voilà donc ñu ngi ci émission bi nga xamante ni mooy fekk ci ki nga xamante ni mooy Keba di artiste bu mag bi yéen a ngi ci seen buzz donc xam naa ni yéen a ngi seetaan donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de cocher la cloche de notification mooy tax ba seen buzz vidéo bu mu dugalati immédiatement da ngeen am benn notification boo xam ne mooy wax ne seen buzz dugal na vidéo. waaw yéen a ngi toujours ci li nga xamante ni nag mooy seen buzz ci émission bi nga xamante ni mooy Keba ñu ñëw ci li nga xamante ni nag mooy deuxième partie bi ñëw nar a waxtaanee li nga xamante ni série bi def buzz ci en ce moment série bi nga xamante ni moo koy cartonné moo ngi koy toj mais damay ñëw ci laaj la projet Sunu Wujju Tubaab nu mu demee projet bi. waaw projet bi dañ ci nuyu kenn rek di ci remercier Aliou Ndiaye borom Pikini Production parce que moom moo def projet Wujju Tubaab bi centre Keba centre Ani centre Ngone centre Mati Mbaye liggéey ak ñoom. yow Keba ngéwël nga wala lan nga. ndax géwél la. ngéwël nga wala géer nga wala lan nga. waaw man moom géer laa mais dama bëgg géwél yi dama fonk géwél yi dama jox géwél yi cër xam nga lu tax. kenn du géwél yi barki Sëriñ Bamba ndax géwél mooy fekk fu dara newul mu def fa dara
géwél sagal na ku ne géwél fekk na géeram ci géew di ko jiiñ géer bi yorul dara mu sentir ni ki yorul mu wàññi làqatu ci gannaaw rocci junni wala ñaari junni jox ko ci suuf nawaat der géer bi jóg jox ko kon géwél yi kenn du yéen sagal ngeen ku ne dimbali ngeen ku ne kon man bu ñu jëlee rôlu géwél jox ma ko man Kéba aw ma droit wàccee drapeau ngéwél déet ca kaw rek barki Sëriñ Bamba. li ma jaaxal ma li tax ma laaj la ko léegi mooy. da nga di géer. ñu jox la réew ngéwél boo xamante ni àdduna ñëpp jàpp nañ ni géwél nga mais loolu nu mu demee. waaw moo li ma la wax sànq rek liggéey bi du ay caaxaan non métier bi ñu nekk nii man de duma ko caaxaanee wax naa la ko sànq man dama fonk samay personnage yi ñu may jox ak personnage bu mu mën a doon dama koy respecté dama ciy dugg ba boo xoolee ne kii moom la. def nañ fi keps ñu ne kii góor jigéen la parce que tellement que ni dañoo dugg ci pot bi amul dara lu ñuy tricher tey def nañ sama wujju tubaab moom père Mbaye ñu ne géwél la parce que du tricher moom père bu duggee ci rôle da koy jox ba mat sëkk te géwél nag kenn war la mën a fontoo déedéet man kenn du ma jox rôle géwél ma koy waaw du ma ko def. mais dañoo gis benn alchimie bu am seen diggante. mooy sa ani ak sa aaw bi comprendre ngoone xam nga ak alchimie bi am ci ak sa rakk bi loolu loo leen travail la avant ngeen di commencer mais où c'est venu naturellement comme ça. waaw bon naturel am na ci parce que ngoone maa moom ñoo dëkk ngoone man ak moom dañu yàgg lii boolewuñu wujju tubaab boolewuñu bon suma lépp la. suma confident la muy def théâtre et puis bëgg ko gëm ko ñu am lu ñu xaw a bokk man ak moom muy duñu tricher bu loolu dañ koy jox ni mu waree et puis ñu avancé ani nag mu nekk suñu jigéen aussi mooy mu ñëw rek bëgg affaire bi mosul def série c'est la première fois mu def affaire bi et puis déggoo boobu ñu am nag moo indi peut-être réussite bi mu am nii quoi et puis voilà te xam nga ñun wax ñu ngi ciy bëgg a yàgg waaw fooyee nañ lu ne kon affaire u ngéwél moom bu ñu ko tegee rek dina yomb quoi. d'accord rôle bi xam naa ne peut-être ci sama wujju tubaab yéen ñëpp peut-être dina xaw a yomb ci yéen mais ani nan ngeen def ba jàngal ko yii olof muy làkk ak ngéwal gi ni mu man daal jaaxal ngeen ma. waaw xam nga ani ñun la njëkk a jaaxal xam nga tubaab bu ñëw jommal ay. non dafa yéeme mu nekk nag ku brave ani macha allah jox na rôle am àq bi quoi parce que tey. am na ay sénégalais yoo xam ne sax bu ñu leen joxoon rôle ani bi peut-être du ko def comme ni nga ko war a defee parce que da ko defee ak amour quoi parce que xam nga nekk nit buy weex ci biir nit ñu ñuul ñi di wane sa bopp dafa am solo di leen wan ni maa leen gën a bëgg seen culture moom ku baax la man ma koy nuyu suma ñaareel bu ñaal ba borom Perpignan ca toltolaan nga xam nga vraiment sonoon na trop ci affaire yi parce que Aliou da koy jox scénario bi entre 6h du matin 9h. ani tey nekk ci texte yi bu baaxul sax dañ naan ko non c'est bon mu ne non foog mu baax na ko ne da ngay wax comme olof pire nu mu koy waxee. donc ani déggul olof. non mais ani mënul dégg olof ani tubaab la. xam nga am na tubaab yi dégg olof. waaw mais ani tubaab la xam nga tubaab lu mu nekk tubaab mënul dégg ñun olof boo yombul de. mais geste ngéwél yi waaw parce que geste ngéwél lépp dañ ko entraîner lépp dañ ko travailler dañ ko job en famille dañ ko job ensemble. comprends xam nga ngoone géwél la ngoone bu travailler añi day am dara mati aussi pareil noonu la demee woon dañ doon jokkalante parce que comme que équipe bi bariwuñu on est 4 dina neex a liggéey macha allah ñu am déggoo ñu déggal ma aussi trop lu ma leen wax loolu la ñu def ko ñoom lu ñu ma wax loolu la ma def ko mu nekk affaire boo xam ne famille la noonu la affaire bi demee et puis yàlla dimbal nañu wax affaire bi génn sénégalais yi bëgg ko surtout xale yi ndaw yi bëgg nañ série bi ñu ngi leen di nuyu di leen béggee waaw. est-ce que réussite bi mu am xaaroon ngeen ko wala da ngeen ne nañ tànn xool. est-ce que ça waaw man de su ma la nëbbul xaaroon naa ko man gisoon naa ko parce que mu tax man bëgguma defet man lépp lu may dugg rek dama ci bëgg am ndam te bu ma ko sentirul ca bureau ba lay doon. maanaam fa ñuy njëkk première waxtaan bi laay xam ni lii may dugg nii day duma ci am dara damay bàyyi man li ma rejeté ci ay scénario bari na yoo xam ne waroon naa ko def mais yëguma ko
mais lu may yëg rek su ma si duggee suñu borom mën nañ ci may ndam et puis lépp lu am xol yi ànd rek suñu borom daf ñuy jàppale te def nañ ko xol yi ànd nañu moo tax suñu borom defal ñu réussite bi parce que c'est une première lu mel nii mosul am Sénégal décor bi nice na scénario bi baax na gars yi joué nañu et puis amul dara luy déranger. parfois doo joué benn rôle ci biir ba ci yàgg yow ko toog leen am sa bopp. waaw bari na dañuy taal caméra yi sax ma démarré Ngoné ne ma non coupé mon père wax ma Ngoné xëcc boobu da koy neex. voilà ku nekk naa la man del wax bii parce que macha allah c'est que li ma ci reetaan la mooy faute yi may def ci série bi mooy français yi su ma waree wax la wax laa. waaw non xam nga ngéwél dafa neex. kenn du géwél yi barki Sëriñ Bamba